muy yan boo xam ni yan bu diis la teewul tey jii tey nga ñëw wi si njabootu Haaji Saliou ma lay xamal ni kii nga xam ni tey moom nga wuy si di Haaji Saliou dafa bokkoon ci kenn ci muqaddamu Cheikh Seydi Hadji Malick yi ndax Hadji Malick la jamonoonteel ndax il est de 1865 waaye Cheikh Seydi Hadji Malick itam defoon ko son homme de confiance booba daayira xewagul mu toogaloon fii Hadji Malick dans toute la région de Saint-Louis moo tax boo liiree benn téere bu ñuy wax revivez le vicariat de Serigne Babacar dañoo wax ni lépp lu jëmoon ci wàllu diplomatie Serigne Babacar daf ko dénkoon Cheikh Tidiane Sy lépp loo xam ni dafa demoon ci wàllu finance ñu dénkoon ko Serigne Abdoul Aziz Al Amin lépp lu demoon ci wàllu éducation ñu dénkoon ko Serigne Mouhamadoul Mansour waaye lépp loo xam ni dafa demoon ci wàllu justice ñu dénkoon ko Serigne Alioune Gueye waaye patrimoine u Cheikh Seydi Hadji Malick ak bu Serigne Babacar Haaji Saliou lañu ko dénkoon kon jëmm jooju am na taxawaay boo xam ni moom la taxawee woon ci islam bi taxawaay boobu nag tey mooy taxawaayu njaboot ji yàlla def itam ci gàttal ñi mu bokkaloon jamono doyloo woon ko. Après la grande mosquée de Saint-Louis, la deuxième grande mosquée de Saint-Louis, moi, Juma Mawa Silla, moi, je connais que Imam Ratiba. Gannaaw ga la leen ni de sama wóllare sama xarit koo xam ne Alaaji Malick moo jël loxoom teg sama loxo di Haaji Rawane dafa jël juma ji teg sama loxo loolu mooy sababu mu jóge juma sance boobu ñëw ci juma Mam Rawane wóllare boobu di dox seen diggante ba bi mu génnee àddina ñu denc ko ci juma ji ngir wóllare googu kon kooku passage am ak jaar-jaaram mën nañ cee wax lu bare mën nañoo wax lijaasa yi mu am yi sëtu Cheikh Oumar Fouti jox ko di Hachimi Tall ci Bachir Tall jox ko te boo seetee téere bu Serigne Birahim bind tudd ko Tuhfatul Ikhwan Rawane Mbaye tudd ko les pensionnaires de Njarde boo demee dafa fekk histoire kii nga xam ne moom la tey ay njabootam wooteel ak di topp li nga xam ni mooy jeexitalam gannaaw loolu nag monsieur le gouverneur ñuy ndokkeel président de la république waaye di rafetlu itam li nga xam ni woote na ko muy dialogue te dialogue yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jëkk a woote ndax ba muy def umraam sa Hudaybiya te mbir ma jaxasoo dafa toog ak waa Makka ñu dialogué ba trouver terrain d'entente ba loolu amee sax saaba yi ñu bare dañu bañoon waaye soxnaam si je ne me trompe pas bu mu Salima ni ko da ngay dugg si biir néeg bi simmeeku bu ko defee rek yeneen saaba yi dañ la sa roy mu def ko ñoom tam ñu roy ko so kon dialogue moo réglé problème boobu nga xam ni joxoon na diggante moom ak waa Makka kon président boo wootee tey dialogue loolu dañ koy rafet lu yal na ko yàlla muur mbir mi ba lépp loo xam ni dañ ko si séntu te bu paree di njariñu Sénégal yal nañ ko si yàlla defal gannaaw loolu itam monsieur le gouverneur mu woote civisme itam et citoyenneté mu mel na ko kooku def see fekk l'islam damay wax ni boo yàggee di dem bitim réew da ngay gis ni les occidentaux ñoom doonte sax duñu ay jullit mais dégg nañu l'islam ndax lu tax ma ni dégg nañu l'islam da ngay gis koo xam ni day dox fii ba fi tànk bi yam pour traverser la rue
parce que fu dul foofu amul droit jaar feneen nga gis itam ñoom ci seen doxalin boo duggoon tey train amuloo tey droit dugg lu dul sa train bi nga xam ni wagon bi nga xam ni si la jiyee nekk te boo duggee ci biir train bi itam doo jéem mukk toog lu dul fi nga xam ni mooy sa numéro fi nga war a toog civisme boobu tax na mas naa gis benn waay bu toog ci banc fa tànkam teg ci kaw banc bi am koo xam ni dafa ñëw reproché ko geste boobu mu def ñoom Khalifa Niang nag dañoo jàpp ba mu tooy ñëw fekk nga teg si kaw fauteuil nga teg sa fauteuil ñu jël seen tànk teg sa kaw fauteuil ba civisme boobu ak citoyenneté boobu tax na doo dox mukk si mbedd ba gis mbalit ak salte si mbedd bi citoyenneté boobu taxoon na lii nga xam ni ñun moom la ñu baaxoo bu ñu dee gàmmu baare mbedd bi doonte sax am nga autorisation. Est-ce qu'il n'est pas temps pour les autorités def ay salles yoo xam ni dans chaque quartier ku amate xewu l'islam xewu diine nga dem ci salle bi nga xam ne avec sonorisation yoo xam ni ci biir lay nekk doo déranger ñu bari te loolu aussi dana jural maire bi loo xam ni dana am fu mu delloowaat ak fu mu féetewaat réew mi xoolal tànk bi tey 800000 la ñu ko loué mais balaa suba rek doo fi gisati tànk te 800000 tabax na kër c'est pour dire que ni kon citoyenneté bu fekkee ni président de la République man ci woote nous les musulmans ñoo si war a ñu ni an-nazaafatu mina al-iimaan yi xoole yow ñaata yoon nga jàpp dans la journée waaye laab ci biir bokkul ak laab ci biti laab ci biti mooy sobe bu nekk ci sa yére wala nga jàpp ngir mën a julli mais laab ci biir moo di lan fexe ba seen loxo yi nga raxasoon fexe ba boo ci jógee doo si lor sa bopp julli sa làmmiñ wii nga xam ni moom nga raxasoon fexe ba boo si jógee doo wax lu ñaaw dem sa bopp julli fexe ba sa tànk bii nga xam ni itam moom nga raxasoon fexe ba doo si dox loo xam ni day des bopp wala day jaxase bopp donc pour dire monsieur le gouverneur loolu ñoo ngi interpellé aussi les imams ngeen xam ni seen i xutba daañu ko si gën a boole ba nit ñi xam lan mooy civisme lan mooy citoyenneté nga xam ni daañu ko def ay thèmes conférence daañu ko def ci ay sermons yi daañu ko itam waxtaanee parce que le temporel ak le spirituel kenn mënu leen a teqale. fa tabarakallahu fi may teerale itam mooy ku nekk xam na ñun dañu am habitude di gàmmu tous les 2 ans li ko waral mooy dañoo def bu ñu gàmmoo ren bu séddewoon ci ñu jéem a seet lu ñu réalisé moo tax jàkk ji ñu liggéeyaat ko moo tax sax ñu gis yeneen infrastructure yoo xam ni ëllëg delloo ziar ba njaboot tax ñu def ko fi waaye dañu ko koy def pour imam yi fiy nekk ëllëg di taxawee jàkk ji lii man leen a dimbali ñu def fi internat islamique boo xam ne pour nit mën a jógee te xam-xam itteel la boo ñëwee daal ñu mën la héberger man la dalal koo xam ni da nga nekk ci ay jafe-jafe lii ñu ci def bu ëllëgee la muy jur ëllëg dellu ci waat ci maanaam population bi ndax loolu dafa bokkoon ci tànk yi nga xam ne El Hadji Sall radiyallahu anhu loolu la taxawe woon ci l'islam kon monsieur le gouverneur loolu mooy itam tànk yi nga xam ne moom la njaboot yi taxawee lu lay gërëm itam di la sant ndax yéen ngi ñoo nemmeeku waxtu bu dee tabaski ngeen nemmeeku bu dee koor yi ngeen nemmeeku bu dee xew-xewu islam boo am ngeen nemmeeku yow itam ngay koo xam ni fa tabarakallahu ñëpp kontaan nañ ci yow ñëpp bëgg nañ ci yow ndax taxaw bi nga taxaw ak mat bi nga xam ni fa tabarakallahu matale ko ko taxawaay loolu yaakaar naa ne du leen àddina yëpp seedeel la
sama ñaari doom yu baax yi di madame le préfet ak seen ci jàpp c'est-à-dire que tànk yooyu la ñu taxawee te ñuy chance ndax yaakaar naa ne préfet bu jigéen bu fekkee ne am na ci biir région de kon mu mel ne que monsieur le gouverneur boo gisee ñu def cérémonie bi ndax guddi bi dañu bëgg rek ñu jàppale ki nga xam ne mooy borom guddi bi bu yore ci sallallahu alayhi wa sallam bu ñu demee nag ba jekk sax téere bii di Xilaatu Daam Cheikh Seydi Hadji Malick li mu wax ci yore aspect politique aspect philosophique aspect poétique aspect grammatical bi incha allahu taala yooyu mooy tomb yi nga xam ni daañu ko développé ànd ak yéen ba nga xam ni guddi bi itam lan moo laaj lépp daañu ko ko jox ndax ku tànkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jeexitalu loolu war naa feeñ sa jotaay doon asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ak xalifa bi di El Hadji Adama Mbengue ci kàddoom laa waxe rakkam di El Hadji Maguette Mbengue ma ngi nii teew boo paree ñu tàllal ko ñu ñëpp suñu loxo mu ñaanal ñu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. Jazakallahu khairan kon ngeen bàkkal kilifa gi rek ñu jox ko kàddu gi. jërëjëf avant première rek xam nañu guddi di ngeen naan def incha allah kon jox nañu kilifa waaw am na benn oto waxoon nañu SL 40 xaw ma la ñaata 40 84 dafa faare yoon wi waaye su ko ñaan rek mu ñëw droit bu baax ndax ak autorité bi ñu bëggee mën seen daan mu dégagé la waa incha allah kon ñu jox nañu kilifa monsieur le gouverneur mu nangel بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته di nuyu jotaay bi yëpp góor ak jigéen mag di jiital si nuyoo di tax ñu ñëw fi muy imam professeur Idrissa Laye di jël nuyoo di ko teg ci loxo mu tegal ñu ko si njabootu maam Salif Bébé bi yëpp gis
nuyu ñi fi teewal association des imams et oulémas de Saint-Louis di nuyu imam yi yëpp bàyyiwul kenn di nuyu mag ak ndaw góor ak jigéen di nuyu njabootu deretu maam Alaaji Sall yëpp di wax alhamdulilah rabbil alamin bi nu yéenee yàlla ànd si ak ñun puisque bis bii mosuma ko fekk imam Idrissa wax na ko 2015 dafa ma fekk ci tournée économique 2017 dafa ma fekk bitim réew ren la ma ci yàlla ko ca nit buñ la dénkee ci ki la dénk xam waxu la kañ laa la fay jël ca nga dugg sa juróomi at ci région bi comme gouverneur soo amee xel war nga mën a defar say bagage xam ni dem mën na ñëw at moom sa dem sa musuma teg suma tànk ci xeexul bi dina ma doon nekk loolu moo tax yàlla dimbali ma si kàttanam dama mën fi teew am naa ngànt bu nga xamante ne mënoon na tax ma bañ fi teew te su ma ko waxee Alaaji Idrissa dina ko nangu muy ki fi jógee njaboot sëñ Babacar di sëñ Sidi Ahmed si dina koy jàll ndax ndeyam ak suma ndey goroon ñoo bokk lekk baay donc te jile dama mën toog ci sama côté goro ci dëkk waaye lii mënuma ko raté moo tax ma fi toog bi passé ma toog bi may ñëw également fekk naa fi préfet dina xaw jaaxal nit ñi lan moo tax préfet àndul délégation gouverneur parce que fu préfet teew man maa fa teew su ma demee préfet dafa war a nekk sama gannaaw waaye xam sa diggante ak ñoom xam ne say doom la moo tax ma ne sama adjoint démb bul dugal préfet si délégation bañ mu am benn contrainte heure fu buggee dem mu dem mottali kóllëre ak njabootu Alaaji Sall loolu mooy waral mu toog fii su fekkoon defuñu si tant que préfet kon tey adjoint position bi mu toog ci photo moom mooy njëkk fii adjoint nekk si gannaaw waaye ni mu toogee mooy wane ni sa njaboot la li si am mbégte lool puisque ràññeem tax na dëkk bi ni mu ko téye mi ngi ko war a téye mi ngi ko téye ak si fulla ak si fayda mu ngi ko téye également ànd ci ak njabooti dina yëpp donc ma di ko si félicité encore di ko si encouragé bés bi la fu ñu teg suñu tànk rek si mel nii du suñu tànk bopp tànku doomu réew mi la président République Macky Sall di ñaan ngeen ñaanal ko également ambition bi mu am si Sénégal le 2 avril bi léegi si Diamniadio def na fa discours bu rëy ñu tubaab loolu dañuy tuddee un discours fondateur un discours bu nga xamante ne léegi woo na ku nekk si ñun rek nga nekk Macky Sall taxawu Macky Sall loolu nag fan yu néew dina faram fàcce ku ci nekk lan moo ci jërëm lan moo ci wàllam ak yéen jéego la nekk ci yow su boobaa également daañu si ànd ak yéen ànd si ak askan wi ànd si ak communauté bi pour li mu bëgg Sénégal ñu mën koo ànd ak moom def ko parce que li nga wax problème de citoyenneté maa ngi gis léegi sama chauffeur di jaabante rek mu ngi jaabante fit dem rek parce que jaaxle ndax auto délégation ju ñu àndal yëpp ñu ñu àndal bu ñu génnee fit du mën a ñibbi parce que am na ko daal oto ba si mbedd mi mu bàyyi mbedd te yaakaar na ci ko def du mineur parce que mineur du am permis majeur moo ko def mag moo ko def voilà citoyen donc am na yu ndaw yoo xamante ne mooy gàllankoor Sénégal si jëfin bi ci waxin bi ak ci jëflante bi ñu nag ñoo war a dugg si ne ku nekk jël sa conscience laloo ko wax lan laa def ci lu baax si bésu tey laa def si ñaawal si bésu tey pour nga mën a redresser waaye bu ñu amul conscience citoyenne boobu suñu réew gënal ñu ñëpp sa morom gënal la sa bokk duñ dem fenn duñ egg fenn malgré pétrole bi ñuy wax ak gaz beeg lépp
puisque du si dootul nekkate ci am ak ci koom-koom waaye ci conscience lay nekk kon ñu ngi la sant bu baax bi nga xamante ni da nga commencé rek indi thème citoyenneté boobu ñu la ci gërëm moo tax ma tuddee le professeur parce que dama lay déglu dama lay lire bu baax a baax xam ni nitu xam-xam nga xam-xam bu ànd ak jamono tey jii ñu ngi gërëm di leen sant ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di ñaan suñu borom yàlla bu toujours di réer si yéen ñi ko tey di renouveler waat encore suñu engagement ci leen jàppale di ñaan yàlla bés bi lépp loo ko xamante ni ñaan nañ ko fi mu nekk wërsëgu Sénégal mu nekk wërsëgu Ndar mu nekk wërsëgu humanité mu nekk wërsëgu Afrique salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. jazakallahu daan naa tooñ ñu sant ñang sama jaam yi xam nañ ci dara waaye yow doo ci bokk du siisu gouverneur bu nga toogee bi moo tax dafa fekk sa tur sant ñang bi dafa am beneen sant bu ko jiitu boo xam ni fokk ñu war a malka xay dara wax dëgg kooku ku ko daj fokk nga war a malka mënuñu jël ay dara boobu di tooñ ñang bi loolu rek moo la ci musal waaye yeneen ñangeen ñi moom du leen muñal kon nag ñu ngi lay gërëm di la sant góor gi kilifa gi nu ko xëy alaaji Maguette Mbengue mooy rak ci alaaji Adama Mbengue tey moo ko fi toogal tey moo fi alaaji Salif duñ bëgg mu ñaanal ñu ma ñaan waykat yi rek ci lu gàtt ndax moom tam nu mu ko xamee su yëkkutoon benn kàddu ñu nodd du ko ñaareel day bàyyi lépp dem ndax fonk farata kon ñu xam loolu rek ñu yëkkati tuuti rek te jox ko mu waxtaan ak mbooloo mi ñaanal leen incha allah bismillah You're my God,
waxtu bi sax des na wante dafa gouverneur ak préfet dañu am fu ñu war a dem ñu war leen néew yi ñu bëggoon balaa boobu góor gi dafa leen ñaan comme ça ñun ñu continuer ndax timis jotagul te timis lañ daan tal du dëgg El Hadj waaw waaw El Hadj waaw. vidéo direct bi mënul jàll. délégation yi fi teew léegi nañu sunu doomu baay El Hadj Souleymane Mbaye ñoo ngi koy gërëm bu baax ci taxawaayam ànd ak sëñ Guèye imaamu zawiya ba say zawiya ba Cheikh Seydi Hadji Malick famille yu Maodo Sall itam teew nañu fi ñoo ngi leen di gërëm bu baax ci seen taxawaay Oustaz Ibrahima Gaye itam gis nañu leen di njabootam itam ñoom teew nañu fi ba tabarakallah sëñ Aliou Ndiaye yow mention spéciale itam lañ koy defal dañ lay ñaanal yàlla rek yàlla gën laa dolli wér bu ko defee xam nga daje moom war nañoo góorgóorlu ba kenn ku fa nekk boo ko jógee amuloo ko jëlee muy jëriñ moo tax gannaaw bu gouverneur yeewee ko ak madame le préfet ak délégation bi ñu àndal ñu wéy si waxtaan wi Serigne Babacar yeggale ko ndax dafa am rek lu mu junjoon ci jotul yegg ñu ñaan sa mbooloo mi xam naa ni dootul yàgg noonu waaye itam fu sore ngeen jóge te itam ku mu doon sa sago boo ñëwee si jataay bu mel nii boo dee dem itam am loo ko jële njabootu El Hadji Ñambay Jaay itam gis nañu leen El Hadji Diouf Fall ñoo ngi leen di gërëm baax di leen sant parents yi nag bu neexee yàlla ngoon kenn ku si nekk rawatina nag góor jéeg caam bii nga xam ni këram ak jàkk ji ñoo jëndoo amul benn xeetu teraanga joo xam ni ñoom du ñu ko noppee di ko fi def moo tax tur bi moom xanaa wan leen rek sunu mbégte ak en guise de reconnaissance ci seen taxawaay ci jàkk ji waaye ku nekk xam na ni ñoom de guddi ak bëccëg suba ak ngoon soxna si bu dee laylatul qadr bu dee xew-xew bu mu mënte am bu fi mënte am rek njaboot gi yëpp ñoo ngi si taxaw kon loolu dañ leen koy gërëme ñoo ngi gërëm muqaddam yi ñoo ngi gërëm taalibe yi ñoo ngi gërëm mbokk yi kon bu ko defee rek góor gi ñaanal monsieur le gouverneur bu ko defee rek ñu yeggale waxtaan wi ndax ku nekk xam nañu sax nit ñi ñoo ngi ñëw ba léegi te waaju doomu Ndar rek moo mel noonu la Serigne Cheikh Tidiane si waxoon nee na ñëpp dañuy dugg àjjana ba ñu tëj bunti yi ñu sogaa nag comme puudaru pastelu ñii génne seen rombal man ñii génne seen tàmba seen mbe di salaamaaleykum fu ngeen jëm ñu ni dañoo duggi àjjana waaw xam nga doomu Ndar ñoom ñoo mel noonu loolu tax ñoom seen xew ba léegi loolu dafa leen topp day feeñ ci seen xew kon fa tabarakallah ñoo ngi jégg lu baax monsieur le gouverneur waa kañ kon ñu teewlu kilifa gi waaw El Hadj Adam Mbengue mu ne asalaamaaleykum mu ngi nuyu mbooloo mi di leen ziar ci turu xalifa bi di ko ñaanal yàlla may ko wér mu dellu si fii di jiite lii mu daan jiite yan na ko yàlla defal daan ni que lépp lu ñu waroon wax nee na El Hadj Idda ak Maodo wax nañ ko xanaa dolli rek di gërëm gouverneur ak préfet ak képp ku fi teew di ñaan yàlla jéego ngi yii ngeen ñëwee yan na yàlla defal leen fi jóge yiw jéego faju aajo te yàlla na bu mu nekk seen mujjanteelu jéego jotaay ci yu mel nii nee na ñu ngeen di gërëm di leen ziar di leen ndokkeel waaw kon ñu def ñaan mu ni ñu def fatiha salatul fatiha ayatul kursiyu
alam nashrah qul huwallahu ahad falaq ak naasi ñu tëjee ko benn période salaatul faatiha الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم.